Mali bi lée duñ ci wax mi ngi rey rek tribune yéene kaay ne juróom ñoo xam ne day ñoo bokk benn famille ñoo accidenté daal di dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la gis nga accident boobee waaw yoonu kër ma jabel ba la xewee day allahu akbar diggante benn Peugeot ak benn Seplace la yéene kaay gi ne néew ya day ña nga ca morgue hôpital Alaaji Ibrahima Niass ca diwaanu Kaolack googee bos fobili ne dama ne la juróom benn ci ay doomu aadama yoo xam ne ñoo bokk benn famille ñoo dee allahu akbar Le Soleil yéene kaay ne famille yi nga xam ne day rébellion ba nekk ca diwaanu Casamance lam leen doon dunduloo doy na waar dëkk boobee asumuun la tudd waaye léegi nag génnee nañ leen kon ca jaanama ja termine yéene kaay ne ministère de la santé day suuf sa yëngu na dama ne leen tremblement de terre waaw parce que docteur Abdoulaye Bousso day wan na ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr yaa jum wala maa jum yéene kaay déeme jaagi ne dama ne lii kay amatul léegi werante mbir mi daal la muy saf mooy tremblement de terre dama ne docteur Abdoulaye Bousso daal dinay bàyyi allahu akbar la ilaha illallah libération yéene kaay ne gendarmerie nationale tam wàcc gi nga xam ne wàcc na ko ca ancienne piste gré doy na waar yëngu na lu ci tolo ñaar fukk ak ñaar ci ay xale waaw rawale nañ seen bakkan de génnee nañ leen ca jahanama ga nga xam ne moom lañ doon dund de te xale kat ña ca gën a bëri day waa Guinée Bissau lañ ak Guinée Conakry seeni njaatige daal bu ñu xëyee 6 heures du matin ba ngoon teg leen ci ay place yu baax ay point yu stratégique ci Ndakaaru njaay jël doo xale yi dama ne la di yelawaan 6 heures du matin ba ngoon nag laa wax lieutenant colonel Abdou Mbengue day bu gendarmerie waaw nee na xale yi lañ doon dund doomu aadama waru koo dund ay conditions inhumaines ci mbedd mi la ñuy fanaan ci ay carton la ñuy tëdd allahu akbar lieutenant colonel Abdou Mbengue yemu ca dee parce que njiital gendarmerie bi ci tund gi lee daal dinay xam le ne teg nañ loxo lu tolloo juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti ci ay doomu aadama 873 personnes ca yàlla du yomb de dama ne lay élection locale yi di ñëw day du yomb de ci Macky Sall ak waa këram déedéet ubbil l'observateur bari taw ñaan ca Ndar nee na sama candidature bi ci boppam kon mën a tuma dellu ginnaaw déedéet parce que nag nekkul ne benn doomu aadama woo war a tànnal nit ñi seen maire waaye nit ñi boppam kon ñoo war a dogal tànnal seen bopp que ñu bëgg laa la wax dëgg pire évidence yéene kaa ne moo taxit sax yan tam day waaw daal dinay xam le ne candidat lay doon ca mairie bu Sicap Liberté ñëf Cheikh Bamba Dièye ci Vox Populi waaw nee na gis nga sama candidature ca mairie bu Ndar Géej gëlay dama ne la farata la parce que nag damaa mënul ni xujjuk ñu jël Ndar Géej googee def ko ab magasin boo xam ne papa doom yaay benn famille ñoo fay ne ndax lu neex goroba du fi amee tay te du fi amee ëllëg laa la wax terminé kaa ne ndigal li nga xam ne kon jib na ci élection locale yi jóge ci Macky waaw Adama Faye nee na comme monsieur le président man day d'accorduma problème yaa ngay démarré Adama Faye daal xamal ne président Macky Sall ne comme c'est le président gis nga nguur gu ëpp day rey ab nguur trop de pouvoir tout le pouvoir te nag danoo nekkul ci ab royaume te gis nga président sa sidit yée tereetu buur ci boppam kon daf cee dawul nga juddu tamit teg ca ginnaaw indépendance nootu ñu tubaab bi moomu ñu kon amuñu woon benn jafe-jafe yow yaa waroon a nekk président bi gën ci président yi la wax jabaru Macky Sall waaw nee na yow président Macky Sall te gis nga sa nguur gu bëri gi la excès de pouvoir bi ak sa comportement wu dictateur mar di tali wala monarque ngay saf buur tiital na ku nekk nag laa la wax te gis nga moom sa bopp gi la di wàllum liberté gi looloo la may tey ngay fal ku la neex ak ngay folli ku la neex sa liberté googee tamit tey moo la may tey nga jël ay nit yoo xam ne dañoo retraité yàgg na dénk leen ay poste de responsabilité yàgg na Adama Faye ci tribune yéene kaay ne Macky Sall moom sa bopp woowee di wàllum liberté waaw moo tax ba ci jamono ji ñu ne mbas mi jafe-jafe wér-gu-yaram gi ñu nekk nii lé ak coono li nga xam ni kon moom la nit ñi di dund nii nga jël ay milliards dem jënd ci roppalaan di avion kër ga yëngu na nag dama ne la kër ga yëngu Adama Faye day dina ko Marème Faye waaw ci tribune yéene kaay nee na ko monsieur le président bu soobee suñu borom man Adama Faye day candidat laay nekk ci mairie bi ci Grand Yoff laa la wax waa Grand Yoff nag ñooy ate wuy sama ndey kër ga yëngu na Direct News de gis nga élection locale 2022 yooyu waaw Thiès day xeex dana fa am de xeex moom day am moom parce que maire yi nga xam ne réew mi la ñu ne ak waa AFP ak socialiste yi ak mouvement yi nan lañ leen di def yéeni kaa gi ne waaye est-ce que coalition Benno Bokk Yaakaar bi lée du tas demal ca duwaanu Kaolack tribune yéene kaay nee na am na koo xam ne fipp na de dépale lay liggéey Babacar Lo Ndiaye waaw nee na Kaolack laa juddoo Kaolack laa bokk fii laa dëkk samay ndey ak samay baay ak samay mag ak samay rak Kaolack la ñu dëkk loolu tax na ba man Babacar Lo Ndiaye candidat laa ñëw parce que nag dootuñu nangooti benn yoon ñu ñuy indil ay maire parachutage waaw yéene kaa gi ne te Babacar Lo Ndiaye moomee bokk APR tey opposition ba nekk ca Kaolack ñoo bootu ca ginnaaw
Le Quotidien yéene kaa ne diggante Mbaye Ndiaye day ak Amadou Ba waaw sellal nañ diggante ba de ña ngi koy defar de critique yéene kaa ne Khady Diop Sow day waaw moo defar diggante Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye waaw dama ne la Khady Diop Sow moo organisé conférence daal di fay woo Mbaye Ndiaye ak Amadou Ba ak responsable Benno Bokk Yaakaar yu parcelles yooyu yëpp lu leen neex def leen waaye troisième mandat moom du fi amee de Landing Savané day ci critique yéene kaay waaw nee na xam nga jamonoy moderne gii ñuy dund ay mbirum troisième mandat nañ ko teg ne ñaari mandat dong doy na ci nit personne n'est indispensable Landing Savané ci 24 heures ne bu keneen ñëwee yeggali mëbëti Cheikh Bamba Dièye waaw nee na lii xeeñ nii ak feeñ jamake wane ko yëpp troisième mandat la rek naan du ma ne waaw du ma ni dee nii wii nii non loolee discours kudul kilifa la irresponsable sur saane coole am ci diggante maître Abdoulaye Babou day ak procureur bu Diourbel Mamadou Seydou Diao waaw garde des Sceaux Malick Sall gars yi bind nañ ko leetar yéeni kaa gi ne agence de gestion du patrimoine bâti de l'État day am na problème de secrétaire général ba daal daanaka doomu buur la ab prince la ba mu retraité ak léegi ni lé septembre 2020 mi ngi continuer feeku 2,500,000 ba léegi ni lé ak ndàmpaayu téléphone ñaar fukki junni yor këram nga yor otom ba léegi ni lé yeewaay Samba moom Alassane Seydou Sow réew mi quotidien ne wàllum góor jigéen yi day Macky Sall nee na tànk mi ngi file duñ ko daganal tribune yéene kaa ne gis nga nguur gi waaw dafa bëgg a fàttaloo Sénégalais yi faratay gis nga ay mbirum listu APR yi ngay gis élection locale yi dossier booy di nebe ñeng patiti patata loolee yëpp diversion la rek pour fàttaloo nit ñi coowal fichier électoral bi lée waaye mënuñu koo fàtte noonu coowal góor jigéen yi nga xam ne kon dañ ne nañ leen ko criminaliser di leen atte comme ku rey ni dañ lay atte waaw waaye itam dossier Ousmane Sonko bi lée élection locale yaa ngi ñëw duñ ko leeral mu leer ñu ñuy wax ay ku parti bi tànnul ci APR rek ay dossier booy jinneeg loo xam ni jëmalewul Sénégalais yi fenn bis buñ yaakaaree ne yii ñuy def nii di dëbb li ñaa di naxe mooy tax nit ñi fàtte farate juum nañ parce que pétrole bi moom kenn mënu koo fàtte suul gaz du ko teree gox-goxaan yi ñu dëgmal ndax xam ngeen ne kon ñetteelu mandat muy Sénégal wala ci àdduna bi kenn waru ko fi amal mu di ay kàddu yu tukkee si njiital ànd jëf authentique moom Landing Savané mu yëkkati yooyu la kàddu di xam ne kon nag fii ci réew mi amul kenn ku nga xam ne mënees ngaa ñàkk ndax nag da ngay matale sa ñaari mandat rek dem abale sa morom ñëw mottali daañu àddu it jëmale ci li nga xam ne moom mooy livreur yi seen association bi ñoom ci boppam seen bëgg-bëgg moo di këyit ya nga xam ne mooy yónnoo seen liggéey ñu yombal leen ko ndax dañuy daw topp ci ginnaaw te ngir ñu am ko nag mën nga si daw ay weer te doo ko am loolee jot nañ ñu ko yëkkati ni ay kàdduy jàmbat seen bëgg-bëgg moo di ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi ñu daal di assainir seen métier bi tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Manta Mbuub lañ ci àndal fas génne ko ndar képpax li yéen kay xëy dëxëñ relation Ahmed ay dara ngeen taaxilu ñu wàcc si tali bi saytu dembeex dikk bi ñëwaat. Voici Trafic News. Aba Diatta lañ ci àndal foo toll ak dembeex dikk bi dama fa demee. voilà merci beaucoup progressé nañ jaar nañ sànq rond-point Liberté 6 foofu la yéen ñu bàyyi ko avenue Thiandoum yéex na laata ngeen di jot ci boobu la tracé da ngay fas ci intersection bu jëm Grand Yoff foofu la dafa am déviation boo xam ne yaa ngi koy jaaree fële Liberté 6 extension ci 2 voies yi soo ko defee aussi file de voiture bàyyi foofu ne day am ay jafe-jafe ngir wër rond-point bu Liberté ci boppam yéen ñu ko weesu bu fekkee da ngeen na ma jaaree noonu wutali fi xam may boulangerie jaune foofu lay des travaux PRT yi moom moo tax bàyyi déviation ñoo la fay xaare jaaree ko Liberté 6 ak Liberté 5 dans l'autre sens aussi mën nga fa bàyyi ko wutali fi xam may rond-point bu Liberté 5 ci boppam ak boobu lay laata nga fay jot aussi xaw naa yéex dans les deux sens su ko defee aussi yeneen ñu bàyyi ko foofu lay mën nañ jël avenue Fat Ben Abdelaziz yaa ngi jëm ci des jours jaaree ko xaar yàlla foofu lay même si yenn tay ma ralentissement c'est pas très compliqué ci trajet boobu lay moom may jaay. C'était Trafic News. jaajëf Aba Diatta bi la jotaay xibaar yenn si ay ponk dañu koy jukki fas yéene ko waxtaanee ànd ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. daañu si àndaan nag ki nga xam ne moom mooy Mamadou Fofana dañu koy door sa Mbour foofee la yëkkati les kaddu moom mi fi nekkoon ilimaanu jëwriñ ñi di Abdoul Mbaye président bu alliance pour la citoyenneté le travail mu ngay sàkku ci ku jéeg politique gi bu fekkee bëgg nu am dam si jongante gox-goxaan yi ñu dëgmal faw ñu booloo taxawal génn ak liste moom yooyu la kaddu mu ngi koy yëkkatee si dibéer ji sa ngeexoox foofee la doon dajeex ay militangam du ñàkk daañ ci dikkaat si sunu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu jëmale ci coalition des leaders politiques bu département bu Podor taxawal nañu ko waajal jongante gox-gox ñu dëgmal na kon yenn ci ay responsable ku ci mel ni kon Moussa Sow maire bu Walep Abdou Elimane Dia maire bu Deme tax nag Ibrahima Abdou Nguet nekk acteur de développement dañoo seetlu kon bëri na ci ndaw yu nga xam ne nii dañoo mere waa parti bi nga xam ne nag seen gox ba nee nañu soo moyul dañuy wan gannaaw njiitu réew président Macky Sall loolee la ñuy bañ mu daal di am sabab ñu taxawal coalition bi ba noppi ngir fëskee ne bay seen waar ca gox ba Ibrahima Abdou Nguet la ñuy teewlu ay kàddoom ak Sadio Habibou Ka. département Podor xale yi gëmatuñu dara mag ñi jaaxale nañu
ñun en tant que parti politique xamuñ lu liggéey yi riwee lan moo fa nekkati xanaa jaxasoo soo amee nag il faut ñu xool ñi dal jéem a xëcc nit ñi fu nga xam ne fii mooy yoon bu leer boobu nag mooy taxawal li nga xam mooy lu ñuy def lii mun nañ ko tuddee plateforme mun nañ ko tuddee mais daal ay nit yoo xam ne gëm nañ seen bopp gunge nañ Macky am nañ ay taxawaay bàyyi na xel ñi nekk seen ginnaaw war dem ci kanam nag ñoo taxaw nag di wax président ñun daañ la gunge nag mais yoon bi moo gën a baax ñi nga xam ne nag ñu ngi ci suñu kanam ci boppam moo war a def kéem kattanam ba ñu daal di koy respecté ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar. incha allah daa nekk candidat boo xam ne ñëpp ci ànd après nag ñu porter les couleurs. yu ñu ni pour nous représenter askan wi ñàkk def lu am solo ci askan wi mun na leen bañ a jox confiance à 100%. donc ñoom beneen candidat parallèle boo xam day wuyoo au nom de leur coalition duñu ko bañ parce que bu dee ñoom ñaar xëy na mun nañu gagner mun nañu fragiliser ñi nga xamante ni bi ay liste la ñuy nekk ci opposition bi kon bul jàpp ni ñoom rébellion la parce que gis nga coow lu Sénégal amul kenn kuy naane ci mbalkam Macky Sall et bëgg ko tenir tête loolu amul jeu politique la calcul politique la ñoom ñoo créé seen ay liste parallèle kii damay ànd ak Macky kii damay bu ma Macky falee ma def ko bu ma faloo Ndofène Fall fan la bokk APR la bokk bi muy dem liste parallèle am la gagné woon moom sax mun nañu am confiance ci bosam parce que Macky woo na leen ba palais waxtaan nañu mën ko monsieur le président damay dem ak sama liste bopp xëy na boobu amoon na confiance ci askan mais dama ni liste parallèle yu bëri yi juddu Fuuta fippu nañu ñeneen fippu wuñu de Macky Sall kenn yabu ko pour di naane ci mbalkaam naan ko li ngay def du fi amee jeu la bu ñuy jouer rek pour néewal doole yeneen liste opposition yi ci gox-goxaat yi parce que kay fippu moom moment bi mu fipp balaa askan wi yeewu day fekk ndax na lërëne askan wi góomu politique Macky Sall lay wax xam naa ni gox bi defuñu fi dara su ma gañee bokk ci gouvernement bi dinaa yóbbu seen jàmbat ci kaw xamal leen ni defoo leen dara ci sama localité ay jeu la rek mais gars yi di wax ni nekk suuf Macky Sall kenn du ko ci contredire waaye nag jeu boobu askan ñoo ci war a yeewu am confiance ci ñi gis saa su nekk doon ay mouvement doon ay parti politique féete ak ñoom ci localité bi bokk ñoom seen ay métier mais pas décision bi pouvoir bi jër wala je calcul yi ñuy def noonu ñu fekk si leen si ba toujours seen ay localité des ci loxoy ñi nga xam ñoom ñoo ko jiite woon. voilà Abdoul Mbaye moom sa mbuur léeg-léeg ci ay kàddu la mu wax moo di opposition bu fekkee bëgg nañ ndam nañu taxawal benn liste. oui loolu dafa nekk loo xam ne impératif la ci li nga xam ne moom mooy kujje gi surtout parce que bu fekkee ne ñoom dañoo dem en rang dispersé élection yu mu am yëpp wane nañ ne presque dañ ci ñàkk. donc loolu la muy wane mooy da ngay jàng les erreurs du passé mën koo tay ji nii def en opportunité mu mën la may pour nga mën a atteindre sa objectif. mu di lan dañuy dem ci ay élections yoo xam ne dafa am solo lool parce que élections yi bu ku ko mënti gagné. moo xam muy kujje gi di pouvoir bi élections yii ñëw sa xel da ciy mën a dal parce que boo xasee contrôler li nga xam ne moom mooy collectivité territoriale yi parce que base lay doon après ci leader politique ba nga xam ne moom moo fa nekk donc loolu mooy wane solo su li nga xam ne moom mooy élections yi donc opposition bi war nañu booloo xool combinaison yu ñu mën a def coalition yu ñu mën a taxawal. ñu xool ña nga xamante ne ni ñoom ñoo fa war a mën a nekk maire ñu teg leen. parce que bu dul loolu gis nga lii di am ci li nga xam ne moom mooy côté pouvoir bi moom moo nar a am ci opposition bi tas moo ci am ay échappé solitaire nañ koy waxee. ñenn ñi dem taxawi seen liste parallèle ma embrayé fu nga xam ne moom la Mansour waxee. gis nga tey c'est plus intelligent ak pouvoir bi ñii taxaw Macky Sall samp leen. jaar ci suuf dem renforcer ñeneen ne leen bu kii mënul jàll yéen ngeen jàll au moins mairie bi mën a des ci loxo yi nga xam suñu loxo donc loolu c'est plus intelligent donc li Mansour wax dafa nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la parce que bu fekkee ne da nga samp mbër moo xam ne gaa ñi bëggatuñ ko te mu leer na ne yow moom nga bëgg a teg
da ngay ut kon plan B li lay may nga xam te ne nii di nga mën a conserver sa ak mu di li nga xam ne mooy collectivité territoriale. voilà dañuy desandi ba tey ak Ismaïla Madior Fall moom dafa dikk ci redécoupage administratif yi nga xam ne def nañu ko foofee sa Tëngéej dafa jàpp ne kon lu ñu si jublu du lenn lu dul administration bi gën a jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy administré donte am na ci lu nga xam ne faw ñu gën ko expliquer askan wi ñu teewlu ko. waaw man ne redécoupage bi dafa nekk loo xamante ni am na loo xam ne mën nañ ko rafetlu benn bi mooy dañuy rapprocher administration bi ci population bi président dafa waxoon ne damay créer département Kër Massar loolu je crois que ñëpp ànd nañ ci parce que Kër Massar nekkoon na gox boo xamante ni amoon na solo boo xamante ni mu nekk département lu baax la soo jëlee tamit arrondissement bu mel ne Diamniadio lu fekk ñu créer ko loolu tamit lu baax la donc gëm naa ne am na lu bari loo xamante ni baax na ci découpage bi am na nag loo xamante ni nit ñi comprendre wuñu ko waaye nag dañ leen di expliquer président nee na nañ expliquer nit ñi suñ ko defee rek dinañu comprendre. ñu àddu jëmale sa Médina maire ba ci boppam nee na dootul bàyyi mu sedd dañu koy woote ci defante kon nag dëkkëb dóore fayoo koy tas dana sóobu ci defante ga moom Bamba Fall mu ngay dànqaafu ku jëkk politique ga nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee sa Médina ci ab meeting ba nga xam ne moom la woote woon ñu teew lay kàddoom. man maa ni woon opposition républicaine pour jàmmi réew mi opposition pacifique à partir d'aujourd'hui à la guerre comme à la guerre à partir de maintenant on va rejoindre l'opposition radicale dinaa ànd ak Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ñu taxawal opposition boobu ci Ndakaaru ñu dem ba mu jeex terrain jaraaf nag mu leer ay ennemis Médina tey ñoo ko bloqué parce que ci fenn kese manipuler bi yenn presse pour ñu wax lu ko neex na kenn génne benn session bu ñu defal nit amul mais Médina bii coow amu fii tey wan naa leen ni Médina fii ñoo ko moom bu dee nag seen i carte mayeetu leen xeex bi ay pexe état la ñuy xeexal ñu dem ci ba mu jeex ndax man ragaluma leen. mu ngoog hélas terrain jaraaf bi xamoo ci dara foofu sa Médina. non wala renseigné woo ko aussi. non pas encore nañ la bàyyi nga gëstu ji après ñu doog ci wax. mais man damay ànd ak Bamba Fall ci li wax de. opposition pacifique Sénégal jàmm la laaj. mais boo dëgmalee ci élection locale nga gis ni ay intimidation dafa am ay xuuxal dafa am mais il faut nga def face. toujours nguur dafay soppi nit. ci mu foog ni lu ko neex def. et que dëkk bi du ndono te du lu ñuy jaay. nit ñi am nañu sañ-sañu joxe seen xalaat. nit ñi am sañ-sañu jiite seen localité nit ñi am nañu sañ-sañu joxe seen li ñu njoxt. aussi autorité administrative yi. préfet yi sous-préfet yi ñooy état ñooy ndayu nit ñi foog ñu bàyyi di wati taxas genn wet maanaam boo nekkee homme politique féete ak état loo tàccu ñu tàccule la ci. bu fekkee homme politique nga te féetewoo ak état li ñu lay xañ dafay bëri. te loolu jaaduwul boo nekkee ndey ji seex da ngay tëddee njaaxaan naay opposition il faut nga dëgër il faut nga def face quoi. surtout bu fekkee sa population yow la ñu àndal. dañuy àddu jëmale ba tey ci wàllu politique ak waa parti démocratique sénégalais sa Pikine ñoom nee nañu jamono ji ñu ngi ci nag maanaam dajale seen i mbooloo jëgmal 2022 si jongante gox-goxaan yi nga xam ne moom la ñu jëm foofee sa Dalifort woote woon nañu fa am ndaje nee nañu nag jamono ji ñu ngay dajale mbooloo ma dëgmal 2024 su ko defee nag ñu mënta am ndam ci jongante présidentielle yi ñoom nag ña ngay ñaawlu anam ga nga xam ne nee nañu waa APR noonu la ñu jëlee mairie bu Dalifort ndax lépp ci ak njut njaaj la ñu ko teg ñu teewlu ay kàddu yu tukkee ci Baba Diaw responsable PDS Dalifort. donc campagne bi pour élection locale yi PDS dafay lancer benn appel pour que toute l'opposition de Dalifort ñu def benn coalition contre l'APR pour ñu nangu mairie bi ci APR parce que ñoom dañ ko sàcc dañoo jënd mairie parce que 8 conseillers lañu amoon sur 46 comment se fait-il que ñi àndagoon ak Idrissa Diagne d'un seul coup changé camp c'est parce que xaalis lañu fa jël dañuy jaawale forage de Dalifort ak la commune de Dalifort ñun duñu ay xar loolu moom lañu bëgg a arrêter moo tax ñu lancer appel jeunesse bi ñu donaat population Dalifort dignité am parce que Dalifort dafa mel ni dañ ko collé benn dëkk boo xam ne bii commune corruption la. liste électorale ça doit être automatique normalement dañ ko suñu respecté code bi lu mu wax année bi war nañ ci inscrire 2 fois. ba tey ci wàllu politique nag ñetteelu mandat ci Afrique wala ci Sénégal wala ci àdduna bi loolee waree su ko nangooti mu dee kaddu yu tukkee si njiital ànd jëf authentique moom Landing Savané nee na nag ku fi toog ñaari at rek warees nga mën a abale ndax nag kenn indispensable te nag état continuité la defal sa ñaari at nga dem sa morom ñëw continuer ay kaddu la yu mu yëkkati ñu teewlu ko. gëmuma carte troisième mandat parce que man xam nga àddina su doxee da ngay nangu ni dox na
am na jamono yoo xam ne mandat yu bëri mënoon na am mais tey loolu mënatu fi nekk lu fi mënul nekk nag ku ko bugg a samp ngay sonal sa bopp. soo ci duggee sax du la jikk kon nag nañu waxante dëgg te dëgg da nga koy wax ci bu nga ko waree wax xamoon naa ko. waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko xam ko te waxuloo ko amul njëriñ mais xam ko te wax ko mooy amal nit ñi njëriñ. Fofana ñetteelu mandat bu ñu sukkandikee ci Landing Savané warees naa mën a ñàkk nag. man moom dama foog ne waxu ñetteelu mandat dafa am lu ko gën a am solo. ci réew xaj na yeggaguñ fa mais li nga xam ne mooy les urgences de l'heure ci loolu nañu war a gën a concentré. un Landing Savané gauche la bokk tête pensante la tey li ñu gënoon a xaar mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi nekk. di jànkoonte taxaw ci wax si. tey mënuñu am ay jafe-jafe ceeb bi mi ngi yokk diwlin bi mi ngi yokk yàpp baa ngi yokk ñu ne déet na waaye suñu système sanitaire ba docteur bu soo ngay démissionné yeneen ak yeneen waxuñu ci loolu ñu ngi wax lu jëm ci wàllum vaccin échec bi nga xam ne moom lañ ciy dund jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy wax lépp relégué nañ ko au second plan pour affaire politique te askan wi moom mooy nag moo souverain moom moo nekk au début et à la fin ci lépp lu mu mënti doon je crois li gën a am solo aujourd'hui pour l'état du Sénégal muy ñeneen ak ñeneen nañu wax ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di dund loolu moo ëpp priorité que nekk fii ci wàllum politique élection locale boo xam ne fii nañ ñuy tàmbalee wax ji jëmale ko pendant 9 mois mais un pays qui veut se développer munoo nekk ci campagne électorale pendant 1 an c'est pas possible il faudrait que les acteurs là ñu xam ne wàllum politique gaa am na solo kenn werante wu ko mais askan wi nekk ci jàmmin dundin gu am solo loolu moo gën a am solo ko yii ñuy wax parce que nag problème yi bëri na ci dëkk bi te askan wi je crois li leen amal solo mooy lu mën a soppi seen nekkin ba mu gën a mën a dund ay. El Hadj dafa mel ni kon coowal politique bi ngoo fànn jàmbatoo askan wi de. alors te fi nekk nii waxu avion bi ñu doon wax muy bi Macky Sall jënd. jeexagul te war na leer parce que njëg ba léegi tënkoogul fenn. nawet bi di ñëw nag baykat yi. nawet baa ngi ñëw baykat yi gis nga ingénieur agronomie dañoo grève bu mujj wàcc ci mbedd mi dafay manifestation li ñuy jàmbat mooy seen taax yi màgget na màggetaay boo xam bu tawee mën na daanu ci seen kaw. te menacé nañu ni dañuy téye analyse yi nga xam defoon nañu ko ci wàllu semence certifiée ak wàllu suuf si ba xam nu ñuy waajal nawet bi. ñu ngi ci jamono joo xam ni kenn mënatu la contrôler marché bi. diw gi dafa yokk ceeb bi dafa yokk yàpp wi dafa yokk tabaski gaa ngi ñëw te ñiy jàngat ñëpp nee nañu balaa tabaski gi ñëw mënoo fexe diggante ba xar inondé donc ñu ngi séentu ay xar yu manqué ci situation boo xam ne jënd benn xaru 50 000 sax am na ñu bëri ñu mu jafe ci ñoom mais dafa am leneen lu gën a grave affaire ngóor jigéen gi affaire ngóor jigéen gi ñun demandé wuñu Sénégal mu wax ni duñ ko mus a réglementé góor jigéen ñoom ñu jàng tubaab ni ñu koy woowee contre nature. contre nature normalul alors. loo xam boo koy dafa nga xam ne lii du mooy li naturel kon normalul kon ndax ñun dañuy demander ñu naan dañu koy réglementer wala dañu koy nangu. loolu du débat loolu daf la dañu ni dañ ko criminaliser. ñu àtte la ku ñu gis ngay def yëfu góor jigéen ñu xam da ngay participer ci liy nërmeelal jikko yi nërmeelal koom-koom gi. nërmeelal comportement yi. te ñu bañ laa bundu xataal boo dénoncé góor jigéen mais tey ñu bëri dañuy taxaw bëgg a dénoncé góor jigéen duñ ko sax ñemee. bañ ko la xupp bañ ko la menacé bañ ko la rey bañ ko la sàkkal pexe mais loolu ba kañ dëkk bi ay lobby bëgg ko accaparé ci wàllu ngóor jigéen ci wàllu franc-maçon ci wàllu nangam c'est-à-dire que dem ba yàq pas-pas yi nga xam moo doon tax bi yow man naw loola yow man ma respecté la mu dund ak yow ci wàllu jàmm li doon tax ñuy dooleel démocratie ku mën gagné ci élection mu tegu ci wàllu yoon ba ñuy tuumalante ay sàcc ci carte ñu tuumalante suñu diggante mais c'est nous dans nous mais léegi yeneen yi ñu ci bëgg a insérer yenn saa yi yow taskatu xibaar nga jàllale ay mariage yu góor jigéen. ñeenti fan ñeenti fan ñu ni bàyyi nañu leen parce que kenn fekku leen ci mbedd mi mais li gën a grave maam. di gën a dooleel góor jigéen ma ci interpeller kilifa yi gis nga yow maam. maag yow góor bu ñu nekkee sama oto guddi. laqatu quelque part di waxtaan bu police ñëwee bu fëggee dañ naan ko dañuy waxtaan suñu waxtaan àdduna mais bu dee mag jigéen ñoo nekk sama oto bu ñu ma fëggee attentat à la pudeur lañu may jàpp et c'est très dangereux maintenant day permettre góor ñuy doxaanante et du permettre góor ak jigéen ñuy doxaanante et c'est très dangereux wax ci point yooyu tey yitteel Sénégal mu ëpp solo fop
local dañu ñoo ko jouer pour divertir nit ñi et c'est très dommage. loolu nga wax sax moom la collectif ànd sàmm jikko yi joxante woon dig daje sa département bu Ziguinchor doon fa amal jàngat taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg moo di wàllum homosexualité boobee sax ñu daal di koy criminaliser kuñ si teg loxo ñu àttee la ni ku faat nit oustaz Al Assane Dir moo jiite collectif ba sa Ziguinchor ñu teew lay kàddoom. léegi meññeent lañ yoo xam ne ñoraguñu du léegi lañ leen war a witt ñun ñëpp xam nañu sëy kenn du ko jàngal kenn. donc bu fekkee dañ koo bëgg a jàngale teel ci école yi surtout élémentaire bi tàmbalee ko foofu dem ci secondaire bi rombaale ci collège yi dama ni loolu mooy dugal leen ci homosexualité rek problème bi yëpp loolu la loolu nag la ñuy dénoncer tey jii wax enseignants yi ni leen waru leen ko nangu ay sénégalais ngeen ay patriotes ngeen waru leen nangu luy yàq seen jeunesse luy yàq seen avenir ëllëg parce que xale yi ñoo avenir ëllëg donc loolu la ñuy dénoncer tey jii moo tax ñu jël week-end bi mën cee travailler ngir teel avertir IA avertir IF avertir gouvernement bi que ni programme bi ñuy dérouler dans les écoles nañ ci dellu ginnaaw. ñu àddu jëmale ak ñi ñëwee ay livreur ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu buntu des médias lañ joxante woon dig daje ngir fësal seen jàmbat nag du lenn lu dul jafe-jafe yu ñu am ngir jot si këyit te yoonal seen liggéey nee na dañ ci topp ay weer te duñ jot tous te seen bëgg-bëgg sax moo di ñu taxaw leen ba ñu assainir li nga xam ne moom mooy seen métier bi ndax lu ëpp 3 junni ci ay ndaw ña ngi cay xëy di sa dàkk seen wërsëg Ibrahima Wade coordonnateur bu association Baye Kàddoom ak Alassane Balde. bëgg nañu ñu régulariser ko mooy ñi ci nekk fexe ba am ay këyit bañu ñu am këyit mais këyit yi non seulement dafa cher ba pare dafa am benn lenteur bu ci nekk pour nga am ko dafay yéex par exemple mën nga déposer xaaraat 3 mois wala 6 mois 4 mois say papier du génn kon bëgg nañu normaliser secteur ba nga xamante ni mboolem koo xamante ni livreur la dana am plaque d'immatriculation ñu sécuriser secteur bi ba nga xamante ni ñi ci nekk di yor ay 2 roues di agressé ak di sàcc alalu jàmbur yi di ñun suñ bopp avec l'aide de la police ñu fexe détecter ba ñi nga xamante ni ñoo ciy nekk di def ñaawteef ñu mën leen a xam fu ñuy teg suñ tànk. assainir seen métier bi bañ a leen rax ñu bañ see bokk maanaam agresseur yeex yooyu loolu bokk na ci bëgg-bëgg livreur yi. lii la mooy wax ci. moo war a doon débat bi dëgg. parce que tey boo xoolee lu jëm ci wàllum métier livreur ña ca dugg maîtrisard ba ma nga ca. ku am licence ma nga ca. ñi amoon liggéey te perte ko ci Covid ba ña nga ca. ñu yoroon doon faj bu mu gàccee seen kër yi te tey mënatuñu ko ña nga ca. donc lay am solo mooy ñu jéem a xool nu ñu mën a formaliser seen secteur bi mu dina yombalal leen nu ñu mënee am ay. alhamdulilah. 12e championnat d'Afrique bu taekwondo Sénégal de moom jamono ji ña nga ca wàccaare wala ña soobu nañu. waaw jeex na ni ki démb. waaye nag lu ñu nemmeeku. nag ci yooyu la fukk ak ñaareelu édition yu taekwondo yi nag Sénégal jàppal ne nag ñaari médaille de bronze rek la ci mujjee am kii nag di Ababacar Sadikh Soumaré mooy de 80 kilos ak Yacine Diaw mooy de 62 kilos ñoom ñoo décroché nag yooyu les médailles lii les contre-performance nag mën nañu ko expliquer ndaxte dañoo seetlu ne depuis boobu ak léegi Sénégal nag ak mbas bi fi teew ba léegi compétition yu bëri dañu ko dakkaloon waaye nag kii di maître Baye di Ndiaye nekk directeur technique bi moom daal moo ngi xam ne dinañ gën a nag saytu lan moo indi jafe-jafe yooyu ñu teewlu tamit kii di Moustapha Kama à plus de 54 kilos moom nekk numéro 1 mondial lañ ko éliminé nag ci quart de finale yi seen kaddu kii di Soxna Fall moo ko taataan. apprécier toujours baax na wala baaxul ci résultat yi ñëpp xam nañ ne boo am na même su baaxee aussi am na yoo xam ne war nañ ko xoolaat muy ci préparation bi muy ci entraînement yi muy même ci encadrement bi yaakaar naa loolu yëpp nekk na loo xam ne bon du xeex kese ñëw ci moo tax moo yor compétition parce que dafa am lu bëri loo xam ne mu nekk ci ginnaaw te yu bëri yoo xam ne aussi xool nañ bon fi mu nekk nii dans un premier temps dinañ jaakaar naa dinañ toog def benn genre xayma xool vraiment li nga xam ne moom lañ gis ne ñëpp ne war nañ ko changé woon. soo nekk athlète bu ñëpp xam nga nekk athlète. aja ñu àddu jëmale ci gannaaw jongante championnat d'Afrique ba mu jeexee Sénégal moom nee nañu war nañu mën a organiser. waaw malgré nag déception bu ñu am ci suñu combattant nag waaye ñu seetlu ne lu jëm nag ci wàllum organisation bi lii di réewum Sénégal moom nag réussir na ko bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci ministre des sports di Matar Ba moom mi xam ne nag Sénégal fu mu toll ni kon war na sax mën a dalloo yeneen compétition ba ci nag championnat du monde bu taekwondo ñu teewlu ay kàddoom ak Soxna Fall. leen fii ba ñu gis Sénégal li ñu xarañee ci wàllu artisanat loolu nag bëgg naa wax naa ko comité olympique ak président yi fi ne seen teewaay yi am na solo pour que lépp lu ñu defati fii ci Dakar Arena ñu mun ci boole artisans yi boole ci ñeneen ak ñeneen
su ko defee ñu mun a gën a jaay xar kanamu Sénégal li may wax rek moom mooy di feddali suñu kóllëre ak suñu jàpp ci discipline sportive yi surtout taekwondo ak ñeneen ñi. football la ñu yàddu jëmale 19e journée Ligue 1 Pro mu mel ni kon am na ay jongante yu amoon solo ah. waaw diggante GF ñaari tali US Gorée. waaw soo xoolee nag génération foot moom def na nag opération bu am solo ci fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi moom mi la nag dafa daan ñii di waa CNEPS excellence bu Thiès ñetti baalu ci dara kon génération foot waxtu bi nag moo nekk ñetteelu place ba tey ak fanweeri poñ ak ñeent kon ñu jàpp ne ñaari poñ rek moo dox ci digganteem ak AS Pikine mu nekk si ñaareelu place bi am 36 points ñetti poñ dox ci digganteem ak Teungueth FC mi am 38 points AS Pikine tamit ñu jàpp ne moom mi la nag Casa Sport la defal match nul 0 but partout Teungueth FC def tamit 1 but partout ci digganteem ak jàmbaar ñaari tali moom ndam lu am solo sax ndaxte moom ak US Gorée waxtu wi ba tey ñoom ñoo nekk nag si ndaareelu place bi waaye ñaari tali moom dafa daan ñii di waa Mbour Stade de Mbour ñii di waa US Gorée daan Mbour Petite Côte kon yeneen jogante yi ñu jàpp ne Jaraaf bu Ndakaaru moom dafa daan la ñuy di waa Azak Ñambour benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur ak AS Douane 0 but partout lu ñu def lu jëm nag ci wàllum Ligue 2 bi ñu seetlu ne Guédiawaye FC ak Linguère bu Saint-Louis en tout cas daal championnat bu yemoon fii ñoom nag dañuy rejoindre Ligue 1 bi Guédiawaye moom moo daan ñii di waa Kër Madior benn bal ci dara ñii di waa Linguère nag ñoom ñoo daan Renaissance bu Ndakaaru ci dara kon ñu jàpp ne 19e journée bi jëm ci Ligue 2 bi tey lañ koy ndax képp 17h foofu ca stade Fodé Wade Demba Diop moo fay dalal ñi di waa Dakar Université Club stade Massène Sène jamono ak Fatick lay doon ñu wax rek jëm ci wàllum nawetaan ca diwaanu Thiès ngir nag lu jëm ci wàllum tàmbalik nawetaan li équipe yu nekk sa zone nord yi ñoom nag dinañ am jàppandalu kii di Malay Ndoye moom mi ne nag moom moo nekk Malay Diop moo nekk chef service cadastre foofu ca Parcelles Assainies direction générale impôt domaine moom mi ne daal muy xam ne nag dina organiser ab tournoi jagleel ko tournoi 4 grands ASC Thiéwo Ngitch ASC Jaxaay ni ki noonu ASC Mbaxaan ak Renaissance bu Medina Fall ñu teewlu ay kàddoom ak Mbaytal Xuma. ñu rakk yi football dañu ko bëgg parce que ku wax Thiès wax nawetaan ñu gis ni ñoom mu doon seen bëgg-bëgg ñu seet si ma accompagner leen organiser tournoi bi mu war a jël 2 semaines tey lañ doon lancer quand même démarrage bi nga xam ne à l'issue quand même de ce tournoi dinañ équiper l'ensemble des équipes yu zone nord te ku wax sport wax xale loolu mooy solo bi ndaje bi tey ba nga xam ne def nañ ko parce que aussi fi lañ dëkk nit ki moom amul lu dul fi mu dëkk def nañ ko fi ñu dëkk donc loolu moo waral tey ñu taxawaay bi ñu ci taxaw pour accompagner leen mais jàppale leen aussi également ci seen bëgg-bëgg ba nga xam ni dinañ ci mën a dellu ci. ñu jeexalee ko rek ak lu jëm ci wàllum làmb ni ki démb nag jàppal ne kon El Hadj dafa mel ni nag soq moom démb soq na bu baax kii di Gamou Gueye 2. ndaxte moom ci victoire bu am solo nag la def ci kaw doomu Rufisque boobu noonu di Gamou Gueye 2 nekk écurie li bëgg kon soq dekkiwaat na bu baax baax nag ci làmb ji El Hadj yaa gis combat bi nii en tout cas. moo daan boppam franchement. waaw mais bon kii la rek. oui non man c'est que man marketing bi nga fi defaral Kabou Gueye yëpp. mais jeune la rek expérience bi xaw a des rek. et puis dina dem defar jiwaat fukk mu àndaloon. day dem defar jiwaat rek. ngembam li dong mën na koo daaneel. nga ne. ngemb li dong mën na koo daaneel. ngemb li kay daka duy. non day dem defar jiwaat rek et puis xale la même roi des arènes sax am na defet. yàlla baax na yow fi ko bëgg a fi nekk am na defet ku bëre mooy daanu. effectivement xale la nag na dem defar waat rek. xale la na dem defar jiwaat. combat soq bu mujj ci waa Pikine yi waa Tëngéej ci la amee défaite kon tey su daanate waa Tëngéej ci revanche la jël rek seen diggante. daanoo day baax. gars yi nañ ñoom doomu dàngoo ngi ci ginnaaw ma ñoom seen. ñoom sama doomu dàngu moom moo ko daanoon moo daanoon soq. waaw ñu ngi ci ginnaaw. yàlla baax na Kabou du ma ko wax dara. gàmm bu ko wax jàpp ci rek. bal naa ko defal waat bonne chance gàmm. yàlla tey la anniversaire u doyen Lamine Diack. Lamine Diack waaye tey la am 88 ans. macha allah suñu maam jooju. ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam. macha allah la fierté Sénégal. dëgg yàlla. amiin waay amiin maam dundal ba say may di baawaan du noonu lañ ko waxee. amiin waay amiin. waa gis nga kii nag nee na journaliste yi matinal bi la jox enveloppe am bii xam naa ndimbal la nag dañ koy jox madame Dramé. bu dee média yaakaar naa ne moo yor loolu seen maxala jeune la.